am yaakaar ni def ngeen màggal bu am solo jëli ci it ay ñaan yoo xamante ne ni réew mi dina ci jëriñoo di ñaanal ñi nga xamante ne it ñoo nekk ci bërëb bu tedd bi ñu mën a dellusiwaat ci bërëb bi ñu jóge woon yépp ci jàmm ak salaam di wax encore une fois nit yi def ndànk ci tali bi ndax am na solo di leen nuyu te leen di ziar ni ñu koy defee teew ci waxtu bi dellusiwaat ci wàllu actualité ci kanam daañu dem ca Guinée waxtaanee nag présidentielle bi nga xamante ne ni le 18 incha allah lay am ñoom nag jamono ji candidat yi ñu ngi ci campagne électorale ñu dalal kenn koo xamante ne nii ci langue politique gi foofu ca Guinée la bokk mu di Bawouri jiite li nga xamante ne mooy Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée bu ko defee rek ñu waxtaan ci tolluwaayu boobule xew-xew ndax moom jamono ji mi ngi fii ci Ndakaaru xibaar yi it ak rédaction bi ci wolof ak ci français ci kanam pàcc bu njëkk bi ñu waxtaanee màggal gi du ñàkk waaye it dinañu wax it ci wàllu politique actualité bi bëri na ci ponk yu bëri yoo xam ni daañu ci taxaw professeur Malick Ndiaye la ñuy àndal nekk écrivain nekk également sociologue professeur dalal jàmm ci plateau bi. dalal leen jàmm jërëjëf. merci. jërëjëf dinañ ñëwaat ci moom ci kanam may nuyu suñu président Daouda bi ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay soxna si. alors ñu ñëw ci ni ma ko waxee woon sànq njëkkee màggal gi ndax ren professeur nit ñi am na si ñoo xamante ne bëri woon nañu appréhension loolu par rapport ak événement bi ñu jëm ndax contexte bi mu tombel gis nañ ni jàll na ci jàmm ak salaam lan nga ñu mën a wax tey ci màggal yow mi nga xamante ni teewe woon nga xew-xew bi. bismillahi rahmaani rahim man dem naa ajjuma bi passé Touba man ak Mamadou Ndoye Sénégal notre priorité ñu def li ñu waroon def yépp ziyaare sëriñ bi mu jullee ba pare ci résidence Khadim dimanche dellu nañu Touba pour def fa conférence ci lan daaray kaamil ci Masalikal Jinaan. d'accord Masalikal Jinaan xam naa dinañ ci dellu si waaye li am solo mooy màggal gi kenn mënu ko woon a tëj ne du am. am na ñu bare jëm nañu def lépp pour mu bañ a am waaye sëñ Mountakha xam nga moom mufakkir la maanaam mufakkir mooy intellectuel du question mufakkir la mujaddid mooy koo xam ne. dafay rénover dafay changer dafay jëmmal c'est pas un hasard bu fekkee ne moom moo njëkk a cotiser 250 millions jox ko état bi. kon loolu te màggal gi li mu gën a wone mooy sëñ Touba amul morom du caaxaan de li mu gën a wone mooy Touba ca kanam. léegi boo demee Saint-Louis nga dem Tivaouane nga dem Ziguinchor nga dem Kédougou nga dem fu nekk ak Ndakaaru ñaari fan yi ndox amu fi nit ñaa ngi jooy rek mais Touba ci kanam lu mu def dafa ne nan liggéey li ñu war a def kon philosophie boobu Touba ci kanam loolu mooy wane ne ni ko sëñ Mouhamadou Moustapha def. d'accord 1929 bi ñuy def autorail bi mu jógee Diourbel ñëw Touba xaaruñu état kon loolu moom la màggal gi jëmmalaat kon. te loolu moo feeñ tamit ci Masalikal Jinaan parce que initiative boobu nga xamante ni porte nañ ko xëy na tey sax mi ngi inspiré yeneen communauté mais bëgg naa dellusiwaat ci li nga xamante ne yaa ngi ko doon wax sànq def ngeen tem jagleel ko bërëb bu sell boobu noonu lan ngeen doon waxtaanee ak lan ngeen amoon yéene yeggali ci taalibe yi. thème bi nag thème conférence su ajjuma bi waa Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne sëñ Ahmad Badawi moo ko jiite moom moo ko doon def ca résidence Daaru Marnaan kooku ajjuma la dimanche bi nag ca daaray kaamil Alla Dieng ñu koy wax Alla UNACOIS Yeesal Mamadou Ndoye Sénégal notre priorité c'est un jeune ingénieur ak
taalibe bi Malick Ndiaye ñoom ñoo doon waxtaanee Massalikal Jinaan kon bokkul ak Massalikal Jinaan bii. livre bi nga xam ne sëriñ bi moo ko bind. defar ko livre boobu man xaw ma nu ñuy def rek ba monsieur Macron ñu dem jëli ko ñëw former ko à Touba ci Massalikal Jinaan monsieur Trump. mais solo su waxtaan en fait livre boobu lan la pour nit yi xam. xam nga bëri na si ñoo xamante ne ñu ngi déglu man déjà bi nga commencé ne Massalikal Jinaan maa ngi xalaat Massalikal Jinaan bi nekk fii di jumaa ji alors que yaa ngi wax ne am na lu gën a profond loolu mu di livre boo xamante ne Xaadim Rasul bind na ko lan la ñu war a mën a jàpp ci li nga xamante ne yéen a ngi ko doon waxtaanee keroog. ah ñun de nag ay taalibe lañu maanaam dañuy wut xam-xam. balaa ñuy wax yenn yi dañuy dem ñu laajte bu ñu laajtee ba pare ba boole li ñu laaj yépp nag la ñuy door a seet nu ñu koy waxee ak fu ñu koy waxee kon Massalikal Jinaan ñun ñi nga xam ne dañoo bëggoon a dugal ci yëfu nasaraan yi am ay baccalauréat ay thèse doctorat thèse de ceci professeur ña dañoo bëggoon a yóbbu ci yoon boo xam ne yoon boobu moom la Serigne Touba bañ ci Ndar yoonu géej gi loolu la. kon yoonu géej gi attention de yoonu géej gi du tubaab yi rek jikko yu bon yi sénégalais yi am ay nit ku ñuul waaye yamul ci sénégalais yi yamul ci buuru ceddoo yeeg yépp de am na ay sëriñ ñoo xam ne dañoo dem jébbalu ci tubaab yi man maa ko wax parce que enquête yu wóor lañ def. te seen tur xam nañ ko duñ ko wax fii nag donc ñi nga xam ne dañoo nekk ay buur ceddo jikko yu bon nanguwuñu liggéey loolu liggéey ñu jël ko yóbbu foofu la ñàkk jariñu jóge kon ñi nga xam ne nag ay sëriñ lañu dañu koy mbubboo dem di dimbale buur yi ñuy faat nit ñee di leen lii laa ak la kon Amadou Bamba ñi ko yóbbu Gabon du tubaab yi rekk de suñu jikko yu bon yi kon mënuñu topp rek naan way Amadou Bamba am déedéet il faut que ñu seet ba xam jikko ji nga xam ne ci ñun la nekk moo fi jiitu tubaab yi te baaxul. dangeen ko tënk si ab téere wala naka ngeen fas yéene def ba nit yi daal ci jot. ah ñu nag comme ni ma la ko waxee rek ñun taalibe lañu man Serigne Isaaxa Mbacké moo ma jàngal les 3 I mooy islam du islam rek déedéet islam dafa am ñaari petit frère xaw ma nag petit frère la xaw ma grand frère de waaye ñaari frère yooyu islam mooy iman ak ihsan waaw léegi ñi nga xam ne dañoo jël rek islam rek di ko foye di tari rek te duñu maas ñooñu ana ihsan bi ana iman bi kon Serigne Isaaxa moom intellectuel la ambassadeur la aussi dafa dem ba régler affaire yooyu te boo seetee livre yi nga xam ne Serigne Bassirou moo ko bind muy Minaan al-Baqi al-Qadim ci livre yooyu Serigne Bassirou dafa gën a leeral ñett yu affaire yooyu maanaam islam lim la teg ak li nga war a def boo yemee foofu rek juum nga ndaxte il faut nga boole ci ngëm bi muy iman il faut nga boole ci ahsan bi mooy nga góorgóorlu ci di ko rafetal di ko defal kon Massalikal Jinaan ci livre bi xam naa dinañ ci dellu si beneen yoon dafa doy waar ba nga xam ne li tax mu gën a doy waar sëñ Moustapha Diatara nga xam ne mooy directeur u Daara Kamil moom moo ma ci clarifier yu bare ma ni ko tubaab yi ñun dañ ñu bëggoon a nax dugal ñu ci seen rationalisme yooyu naan les lumières ak lii ak lii. mais professeur pour ma dellu ci première question bi nga xamante ne moom la aram laajte woon amoon na ay benn peur bu nga xamante moom moo habité woon nit ñi que ni dañuy dem Touba duñu dem Touba peur boobu yow selon yow justifié wul woon ak mbas bi nga xamante ne moom la kan moo amoon peur. sénégalais yi. déedéet sénégalais yi amuñu woon benn peur. kan moo amoon peur bon. ah bi nga xam ne sunu camarade Boubacar Seye Horizon Sans Frontières de àddina bi yëpp xam nañ ko. le 1er décembre moom moo ne Sénégal attention gaaw leen a gaaw comme nen nañ leen am na lu feeñ. ca Chine li feeñ ca Chine forcément bu ñu deful ndànk egsi na ba pare ndax chinois yaa ngi ñëw di dem
ñiy liggéey ñi ngi dem commerçant yi industriels yi ñi ngi dem waaye gars yi dégluwuñ ko décembre bi Boubacar Seye waxee Horizon sans frontières kenn dégluwu ko décembre kenn dégluwu ko janvier février ba mars rek ñu ne attention affaire bi ñëw na kon erreur boobu ñi ko def ñooñu defuñu lu baax kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ne woon dañuy tëj jàkka yi dañuy tëj jumaa yi li leen sëriñ bi wax ak li leen taalibe yi wax mooy koo xam ne dem nga ba di julli ci géej gi ñun dañu nangu Bàmba julli ci géej gi te mënoon na faa des waaye julli ci géej gi ba pare continuer ñu naan dañuy tëj jumaa ja loolu moo tax mesure yi nga xam ne mooy masque yi sunu masque yaa ngi nii de n'est-ce pas ak yépp loolu kenn bañu ko ñi ko njëkk a appliqué muy Massalikul Jinaan fii ci Dakar muy Touba mais ñooñu dañu ne lépp lu jóge ci état bi te xel nangu ko te xam-xam nangu ko danañ ko def waaye kenn du fi tëj mukk barabu jullikaay yi loolu xam nga ne kon ñi doon xam ne dañu doon ragal dëkk bi bokku ci de parce que dëkk bi par exemple boo jëlee Amérique monsieur Trump dégg naa dafa positif xaw ma lu ko dal monsieur Trump dafa ne woon affaire bi du dara ca début ba monsieur Macron kadalika waaye ñoom lan moo leen dal après dañoo dem ba yooxu wéya yooyu ndaxte lu tax ndaxte ñoom ni ñu concevoir ni ñu seete développement mooy boolewuñ ci ëllëg te ñun Sénégal développement tey ji mu yem fi bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg li ñu bëgg mooy accomplissement mooy tey ak ëllëg loolu moo tax Massalikul Jinaan nanu def ndànk rek ñu déglu waxtaan ci def ay séminaire ñu leeral ko déglu ñëpp xam naa déglu ñëpp boobu nag attention catholique yi ci lañ bokk de moo wax la ni catholique yi ña nga fële de ña nga Touba de tijaan yaa nga Touba kon xut bi yëpp ña nga Touba kon Touba yoonu murit moo tax may tooñ sa waa ji sànq ni ko murit du confrérie de waaw sànq moom am na lu doon laajte mais damay bëgg nag nga tënkal ko parce que am na yeneen i ponk aussi yoo xamante ne bëgg nañ ko waxtaane mais ci li mu doon laaj sànq pour nga leeral ko mais en quelques secondes waaw différence parce que nit ñi dañuy wax confrérie yow nga ne voix la différence entre confrérie ak voix bi mooy lan ci tënk loolu nag du yëfu Malick Ndiaye de man dama daan wax confrérie Sénégal yëpp confrérie la ñuy wax lu tax ndax tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon IFAN xam nga turu IFAN dëgg lan la c'est pas Institut fondamental d'Afrique noire turu IFAN c'est Institut français d'Afrique noire 1936 la ko gars yi créé bi ñu demee ba indépendance bi jege ñu taf affaire yi tudde ko Institut fondamental c'est faux turu Université de Dakar bi ñu créé en 1957 kazalika kon problème bi nga xam ne am nañ ko te nañ ci góorgóorlu rek mooy bala nga naan ne fa mooy da ngay seet li xam ne yaa ko moom nga ji ko nga deqi ko boo ko deqee nag lépp lu ñëw nga seet comme sama mbokk séeréer yi ma laaj boo dañu ne kuy fëgg kon ndax da nga koy wax exil déedéet doo ko wax exil da nga ko naan kooku kan la anoo reene boo ko ne anoo reene maanaam kooku kan la li muy indi da nga seet noo koy jëfee moo tax lux mealex bi ñu wax ne mooy devise Université Dakar nañ ko jël sànni ko fële parce que la lumière c'est ma loi c'est d'être lumière baaxul ndax lumière bu ëppee daf lay gumbaloo te loolu moo ñu dal kon nañ dem jëli li nu moom te bu ñuy bëggee jëli nag li nu moom Massalikul Jinaan bii nga xam ne sëriñ bi moo ñu ko baaxee d'accord nañ ci góorgóorlu ñu defar numéro yi waaye tamit comme ni nga ko xamee madabul shifaay min kulli daa bi moom kenn mënu ko éviter ndaxte
voilà. am na solo professeur parce que xam naa dina laaj beneen jotaay. boo incha xamante ne dinañ gën a mën a yaatal Masaalikul Jinaan bi nga xam ne tey danga ñoo mosal ndax nangu woo dugg xuus bu baax comme li nga wax dafa laaj tamit nit ñi. non dem dafa laaj gëstu gën a yaatal. dafa laaj temps bu gën a kii. alors ñu dugg ci wàllu politique bi ndax maa ngi ko doon wax sànq bi ñuy door politique bi nag coow bi gën a fës jamono ji mooy Ousmane Sonko ak Mansour Faye ndax ku ci nekk yaa ngi tam sa morom dëmm su ma ko sañee wax noonu tey ci fi ñu toll ci wàllu politique lu mel noonu tàbbi ci scène bi yow noo koy jàngatee. ah man de li ma xam man dama ko leeral bu baax ngi nii mooy où va la république yaa ngi sori sama micro. c'est-à-dire où va la république bi benn ministre moo ko bind toog ci siège yu ministre am ne Macky Sall ak ñoom Mahmoud Saleh ñoom Mimi Touré ñoom Mor Ngom fu ngeen ñu jëmee où va la république dafa ne dëkk bi am na problème yu garaaw yoo xam ne buñ ci jógul léegi kon léegi man bi ma defee gëstu te vraiment Macky est formidable Macky est formidable parce que moom moo bind benn lettre convoqué intellectuel yëpp man maa ko publier mi ngi nii lettre baa ngi nii. lettre bi publier nañ ko fu nekk man fu nekk yóbbu naa ko lettre bi 4 janvier la 2014. Amidou Dia yàlla na ko yàlla yërëm liggéey na ci bu baax lettre bi dafa ne intellectuel boo ko nekkee waxuma la diplômé de. intellectuel laa wax boo ko nekkee na nga ñeme li nga xam ne mooy sa warugar ci dëkk bi nga def ko ba mat tabul seet dara maanaam intellectuel dafa mel ne rek koo xam ne li sëñ Touba di wax bi ñuy jëlee sëñ Touba waajuram bu góor bi génn ñu ne ko kaay remplacer ko nga nekk à la cour du Damel ñu ne ko gaaw sil arkun lil abwaabu salatini kaay ci buur bi mu jox la lépp loo xam ne bëgg nga ko mu ne leen hasbi rabbi man yàlla laa gëm factu fii bii moom loolu foofu yoon boobu lay topp kon biñ ko proposé mu dem jëli ay poste ci un gouvernement bu nañ ko waxee noonu dafa bañ ne moom yoonu yàlla lay topp. kon yaa ngi sori. kon erreur yi nga xam ne ñaar ñooñu noonu. kan la dañ nekkul ay intellectuel ñoom ñaar. déet damay dellu siwaat si ñoom ñaar Mansour Faye la ak Ousmane Sonko. man dama jàpp rek ne Serigne Touba bi ñu demee bay gëstu parce que ñun ay taalibe lañ bu ñuy gëstu dañuy dem seet lu waral lu bon léegi. yoonu géej gi li am lu bon la. ku xam yoonu géej gi da nga xam ne. professeur yow bëgg suñu waxtaan neex nag. non professeur dana neex moom non digression rek ngay def déedéet yoonu géej gi du tax bi ñu wooyee sëriñ bi nekk mu signé lan lañ ko doon signé loo liñ ko doon signé loo sëriñ bu baax bi bu mag bi muy sëriñ Bassirou moom moo ko leeral ba benn tunisien bu tudd Abdoulaye Fahmi ñëw jël ko bind ko liñ ko doon daaw de si jéem dara man dama mel ni professeur déggul li kon Sonko ak Mansour Faye il faut que ñoom ñu dem ñu jàngiwaat lu yoonu géej gi dégg nga fi may jëlee de c'est-à-dire que Sonko dama ko respecté lan lañ def lu defuwul loo xamante ne waroon nañ comporter benn comportement bu non c'est-à-dire que parce que dañ bëgg parce que booy def digression temps bi dafa bëriwul da ngay politique duñ mun comprendre c'est-à-dire que Sonko est sérieux Mansour Faye est sérieux ñoom ñaar ñëpp ils sont sérieux mais li nga xam ne moom moo leen waroon mooy boo tolloo ci jamono yoonu géej gi li la war a li nga xam ne moom nga war a di seet sa jëf sa wax sa xuloo mooy lan lañu yoonu géej gi jàngal li ñu yoonu géej gi jàngal mooy suñu jikko yu bon yi moom la Ahmed Bamba bëggoon a saafara kon Ahmed Bamba bu fekkoon ne Sonko te maa ngi moo tax je lance un appel à Sonko je lance un appel aussi à Mansour Faye moom Mansour Faye je le connais pas Sonko moom xam naa ko bu baax kon ñoom ñaar ñëpp nañu dem gaaw ñu jàngiwaat yoonu géej gi lan la bu ñu jàngee yoonu géej gi kenn dootu leen jàppati ci ay wax yu mel noonu. ndaxte defar jikko seet wax même boo seetee ouvrage yi gën a simple comme al Akhdari dafa leeral affaire boobu dañ la aaye ngay wax yenn genre wax yi
kon dañ la aaye yenn affaires yi. kon man du ma leen juger tey. du ma leen juger ëllëg. dama ne rek Sonko. Mansour Faye am na fu ngeen jëm am na lu ngeen di wax waaye man li ma bëgg mooy ngeen dem yéen ñaar ñëpp ngeen dem jëndi Massalikul Jinaan. ngeen jàng livre bi. ngeen xool li nga xam ne moom la ñu sëriñ bi jox. ngeen seet tamit bi Abdoulaye Wade ak Macky demee ca mosquée ba. nañ fa kontaane ba ñëpp kontaan ci ñoom. waaye li ci manqué mooy sëriñ Touba li mu doon bañ dañ koy jëmmal kenn du ko wax. di ko wax di ko répété. léegi professeur ñu évoluer ci benn actualité bu nga xamante ne am na. parce que yow yaa ngi woon Macky 2012 nekk fa woon ku mel ni Jean-Paul Diaz bu nga xamante ne yàgg ngeen doon kaas yéen yéen a nekk les militants les soutiens de Macky Sall de la première heure mais kenn mosu leen woon a jox benn ndooma tànk tey jii bu nga xamante ne jël nañ ko def ko envoyé spécial du président Félix lan mooy sa commentaire par rapport à ça. Attention de yaa ngi juum de. lu ma juume. kii professeur il était ministre conseiller. attention de moi j'étais ministre. ban année nii. ñun bi ñu liggéeyee ba pare. dañu ne léegi comme dañ doon liggéey ak ñoom Mor Ngom ak ñoom Mimi Touré ak ñëpp ak ñoom Mahmoud Saleh ak ñëpp. léegi nañu continuer liggéey bi. waaye ba demee ba ci biir. benn ministre moom moo gis ne président sunu camarade président laa koy wax sunu candidat président. Macky Sall mi ngi jum. erreur yi nga xam ne moom la Wade defoon ba nit ñi mere ko. erreur yi nga xam ne moom la Abdou Diouf defoon ba nit ñi mere ko erreur yi nga xam ne moom la Senghor defoon ak Mamadou Dia ba nit ñi mere ko bu ko président bi bëggee def ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable te man ëllëg bu amee ay élection fii mais du président bi leen nit ñi di wax déedéet ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dem di wax ne président bi moom la kon moo tax professeur Malick Ndiaye bind na benn lettre boo xam ne lettre maa ngi ko bind waa APR yi ñi nga xam ne dañ leen tuumaal dàq leen ak ñi nga xam ne ñoom lay wax les garnis de Macky 2012 mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gënoon dëgër ma ne leen ëllëg réew mi du Macky la ñuy laaj de yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon dawalal di dem fu nekk kon dañu def ndànk rek. incha allah Jean-Paul Diaz maintenant Jean-Paul Diaz. waaw lan la mën a indil instant bii nii président Macky Sall. lan la ci mën a yokk man xam nga ñun ñi nga xam ne dañu nekkoon ak président Macky. kon yow nekkatoo ci ba ñu nekkoon déedéet c'est-à-dire que ba ñu demee Mbodiène ñu noonu lañ koy wooyee septembre 2011 dañu wax man ak Abdou Aziz Diop ci affaire Thierno Souleymane Baal ci république Torodo ba Macky dafa kontaan jóg tàccu ñu ne ko gongo léegi kon Macky boobu valeur la de. ni Abdoulaye Wade nekkee valeur. ci nekk bi Macky boobu mu ngi fi ba léegi wala nekk. non c'est-à-dire que xam nga ki nga xam ne moom moo bind où va la république dafay jël responsabilité am man du ma tuumaal àndu nawle laay ànd donc président boobu li mu wax ak li mu waat ci M23 parce que on est membre man ak moom de M23 li mu wax foofu ak lépp. mais loo xam ne def na professeur nomination bi mu. non c'est-à-dire que non Jean-Paul Diaz nomination bi mu ko nommé. lu baax la ci moom wala lu baaxul la ci moom. non c'est-à-dire que xam nga professeur nag man talibé laa man dafa am yoo xam ne Serigne Touba mayuma. bu ko ci mayuma may dugg ci ay wax yoo xam ne ki nga xam ne moom moo fi wax yu bare yoo xam ne ku taal tey télévision bi da nga ko gis muy monsieur XYZ ak monsieur YZX ñooñu seen wax li am solo mooy ñu seet yoon wi nga xam ne moom la ñuy defaraat dëkk bi waaye nomination professeur Malick Ndiaye. du ci dugg professeur nag sañ nga ne. parce que man maa ngi koy ñaanal. yàlla na ko jig wala damay wax rek exemple la xam nga mën nañu nommer nit dara nga daan ne waaw maa ngi koy ñaanal yàlla dimbali ko ci yenn bi bu la neexee itam nga ne man de bëgguma cee wax ndax bëgguma cee sori. et surtout que yéen ñi nga xamante ne yéen a nekkoon Macky 2012 da ngeen mës a wax ne dañu jël transhumance yi di leen mettre en avant. non xam nga am na ay jamono sa yaa ngi doon wax ay aw kuddu xaw ma lan da nga ko wax ci say parole. waaw xam nga. ñun ay taalibe lañ maanaam dañuy wut xam-xam xam nga tool yi mooy kuy wut xam-xam ñun ay taalibe lañ
kon taalibe du ki yalwaande ci mbedd meeg yooyu moom gars yi ñoo ko def rek noonu donc ñi nga xam ne def nañu ay erreur d'accord muy président bi Macky moo camarade muy Mahmoud Saleh muy Mimi Touré muy ñoom Mor Ngom ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne dañoo jógee fa ñëw daw man am na ñu doon ñëw sama bureau di saaga Macky di wax Macky lii la Macky laa la ay yu garaaw professeur yow loolu tax ngay ànd ak moom ma ne leen mais parce que Macky est un démocrate il est courageux kon dañuy ànd ak moom ñooñu bi demee ba gagné ñun ñoom ñoo ne nedd ko bandum boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax Macky lii la laa la ba ko di ko saaga yu bon ñooñu ñoo ñëw ne nedd ko bandum kon Macky dafa am yoo xam ne dafa am fu mu ko jaar. d'accord ñun nag duñ ci sore li ñu wax mooy. daañu ñëwaat ci yow. où va la République professeur kon c'est par respect pour Jean-Paul Diaz par respect pour Sonko et Mansour Faye ma wax leen nañu góorgóorlu li nga xam ne Serigne Touba won nañu ko ci yoonu géej gi. ñu jéem ko jëmmal. foog dem ci xibaar yi ndax Touba boobu ngay wax am na ci solo ci lu bëri te xibaar yaa ngi xaar ñu dem seetaan publicité. ci soir d'info 20h ngeen naan yëg Serif Diop ci xibaar yi ci kàllaama nasaraan aram kàddu gàngoog. jërëjëf Modou Fall dellusiwaat si professeur Malick Ndiaye mi nga xam ne moom la ñu àndaloon bi ñuy door émission bi de professeur ñu ñëw ci leneen. génn ci politique bi ndax it loolu am na solo di fu mel ni terme sud ca Wakam gis nañu lu mel ni 79 familles ñu génn leen ca fa ñu dëkk daal di ne fa ñu ne jamono ji Comico moo ko moom te war nañoo nekk yeneen i bërëb. président tey am na lu mu taxawee ne fas na leen ci jàppale gis nañ également maire moo Sacré-Cœur taxawaay bu mu ci def ndax moo leen di loger jamono ji naka nga jàngatee dossier bu mel noonu. waaw man daal xam nga liggéey bi nga xam ne man maa ngi ko doon jéem muy liggéeyu taalibe boo xam ne. dafay laf li ñuy wax laxas mooy boo jàngee daara ba pare ngay dem wëri xam-xam fu nekk nga dem fa loolu boo ko defee boo gisee li xew ci terme sud bi dana metti sa xol lool waaw ndax niñ leen def niñ leen dóoree grenade yi ak loolu waaye bu fekkee ne yow yàgg nga di xalaat ak di xeltu waxuma la nag bu fekkee ni yow yaa def l'éthique ceddo et la société d'accaparement c'est-à-dire que livre bi bés bu nekk nit ñëw université ni ma professeur gaawal nga génnewaat livre bi éthique ceddo mi ngi nii éthique ceddo et la société d'accaparement lan la mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jël suufu jàmbur yi ñoom ñooy jël alalu jàmbur yi boo demee Ndengeleer nga dem Kiñaabuur foo dem fépp ñi nga xam ne waa loolu bu fekkee ne ci biir li ñuy wax état bi loolu dafa am bu fekkee ne boo demee tey jii muy Jolof muy Casamance foo dem fépp loolu dafa tekki ne dafa am jikko. mais est-ce que waroon nañu yegg si fii nii ndax lii jàppoo woon war nañ ko mën a régler sans pour autant ñu yegg fañ leen di génnee et tout ndax tey président ci taxawaay bu mu am mooy fexe ñu bénéficier ci 100 000 logements yi ba ñoom itam ñu am fu ñu dëkk est-ce que loolu mënuñu ko woon jiital waxtaan bi plutôt que génne leen ba pare nekkaat di trouver solution. xam nga par exemple Sénégal li fi xew jikko ji nga xam ne moo nekk di yàq réew mi jël suufu jàmbur jël pétrole bi xam nga du ñu wax monsieur pétrole xam nañ loolu yépp ak Curzon bi ñépp ñi nga xam ne lu nit ñi am ñu jël ko nangu ko waaye loolu dañ ko wone ci terme sud kon problème bi nga xam ne moom lañ nit ñi di liggéey mooy liggéey loo xam ne war na loo xam ne ëllëg yàlla du la ko laaj loolu dafa mel ne ñi nga xam ne ñoo jiitu dañ koo xaw a fàtte moo tax bu ma leen gisee ñun man ak Alla Dieng ak
Papa Mody Ndiaye ak Mamadou Ndoye ñu ngi liggéey pour nu ñuy faje sénégalais yi même le professeur Djibril Seck nee na dana liggéey ak ñun ancien directeur nu ñuy faje sénégalais yi mi ngi nii mooy Matlabul Chifaay maanaam Matlabul Chifaay mooy li nga xam ne sénégalais dafa feebar ci jikko feebar léeg-léeg ci yaramam feebar ci xalaatam feebar ci nu muy jullee lii Matlabul Chifaay min kulli daa bi nga xam ne Ahmadou Bamba moo ko def dafay jëmmal nu ñuy faje nit kon suñu jikko yu bon yi defaraat jikko yi mais loolu solution bi ñun xam nañ ko mooy Matlabul Chifaay min kulli daa waaye il faut mu ànd ak li Ahmadou Bamba di wax jihaad nafs kon révolution jihaadu nafsik bi nga xam ne moo war a am Sénégal nañ ko waxtaanee du am xeex du am xulo merci kon nañu delloo nu mu gën a gaawee suuf yi ñu jël Casamance guerre ba lu ko indi suufu jaambur lañ jël kon li xew terme sud bu mu fi amati waaye nañu defaraat jikko yi nu mu gën a gaawee loolu la Sëriñ Tuubaa wut loolu mooy Massalikul Jinaan jërëjëf Malick Ndiaye écrivain et sociologue. On talibé, revient juste talibé, après la talibé. page publicitaire. Juste après, vous retrouverez Cheikh Diop pour le 22. merci et talibé